monsieur Alioune Diaw Thiès Info mi ngi lay dalal ci émission homme politique di la nuyu di la bàyyi nga présenté wu. waaw Aïcha maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax et di nuyu Thiessois yi di nuyu Thiessoises yi aussi di leen di wax sama mbokku chrétiens yi nga xamante ni ñi ngi ci feetu Pâques bi di leen jaajëfal di ñaan yàlla nangu seen jaamu yàlla bu ñuy def ci weer bi. maa ngi lay nuyu di nuyu waa Thiès Info di rafetlu également liggéey bi nga xamante ni moom ngeen def pour Thiès. yaay coordonnateur u JIPAC. muy jeunesse panafricaine pour autour de Gadio. muy mouvement boo ngeen lancé fii Thiès. wante nag dama gis ni que xamuñu leen. waaw effectivement mouvement bi c'est vrai que ñun ay Thiessois lañu ay doomu Thiès lañu mais mouvement bi du fii lañ ko lancé. ñu ngi ko lancé à Dakar jot a def ay activités yu bare à Dakar mais nag doomu Thiès moo ko jiitee muy man nii di wax ak yow donc ñu jël ko tas ko biir Sénégal du Thiès rek lañ ko am nañu ay représentants ay coordonnateurs pratiquement dans tout le Sénégal ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax tey nag bon dafa doon loo xamante ni doomu Thiès moo ko jiitee te ku wax Thiès xam ni ville politique la. day yoon ñu ñëw ñu xam ñu fii donc ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax c'est vrai que demuñu woon ci presse bi di ci wax lu bari liggéey sur le terrain lañ doon def liggéey en sous-marin lañ doon def moo tax certainement jotagul woon ñu wax ak waa Thiès ci presse bi tey nag dafa jot ñu ñëw waxtaan ak yéen ci wàllum ci li nga xamante ni mooy JIPAC jeunesse panafricaine autour de Gadio. léegi yéen lan mooy seen ay ambition par rapport ak seen mouvement bi ngeen créé. dañu gëm ni dañu yar fu ñu war a yaree ñu jàng fu ñu war a jàngee et am koo xamante ni dañuy partager ak moom idéologie muy kan mooy le docteur Cheikh Tidiane Gadio yàlla def na moom yàlla may na ko xam-xam mu doon nit koo xamante ni xam nañ ko ci wàllum diplomatie sénégalaise xam nañ ko aussi ci li nga xamante ni moo di idéologie panafricaniste. ñëpp xam nañ ni Gadio c'est un grand panafricaniste gëm les États-Unis d'Afrique gëm li nga xamante ni mooy Afrique bés dina ñëw dina booloo sur la base de ça la ñu xalaatee ni war nañ ko accompagner liggéey ak moom ci depuis lors ñu ngi nekk ak moom di liggéey ak moom dans le cadre du panafricanisme mais nag suñuy ambition ñëpp xam nañu. Kenn du bay sa weewu tànk comme ni ko wolof yi di waxee lu président Gadio di wax principe de subsidiarité dañuy li nga xamante ni mooy panafricanisme bu ñu wootee dañ koy commencer au niveau local d'abord suñu gisee ni tey au niveau local am na ay problèmes yoo xam ne war nañ ko ci régler dañ ko ciy régler suñu gisee au niveau départemental problème bi war na dem ba foofu mën nañ ko régler suñu levee au niveau national ni problème bi war nañ ko régler au niveau national dañ koy régler au niveau national mais nag suñu gisee également ni problème bu am ni war nañ ko régler au niveau continental ci la ñuy dem génnee valeur panafricaine yi pour justement résoudre ce problème là donc ñi ngi liggéey et suñuy ambition du dara lu dul d'abord au niveau local ñu participer ci li nga xamante ni mooy développement wu Thiès participer ci li nga xamante ni mooy gestion wu Thiès. léegi boo nee gestion wu Thiès kan nga gisee situation politique wu Thiès. waaw situation politique bu Thiès dafa xaw a doy waar situation la boo xamante ni lenn rek moo ma ci xaw a metti mooy gisuñu ci sentiruñu ci carrément la présence de la jeunesse jeunes yi dañ leen a jël mettre leen complètement à côté te je pense que loolu lu xaw a doy waar la ñu gis depuis bu ñu juddoo ba léegi parce que ñun fii la ñu juddoo fii la ñu yaroo def fi collège def fi lycée donc ñi ñu doon gis daanaka ñu ñuy jiite ba léegi ñoo ñuy jiite te dama gis ni jeunesse thiessoise dañu doon ay victimes jeunes yi dañu doon ay victimes politiciens yi ñi nga xamante ni yàgg nañ fi bien sûr donc ñooñu noonu tey dafa jot ñun les jeunes ñu jug taxaw jéem a fexe nan la ñu participer activement au développement de Thiès situation baa ngi nii gis nañ ko
il y a vraiment le chômage des jeunes et puis il y a pas d'infrastructure. Il y a beaucoup de choses yoo xamante ni mën nañ ci wax ay problèmes yoo xamante ni vraiment suñu sañoon tey ñun ñu jug résoudre ko. léegi yéen lan ngeen yaakaar ni war ngeen ko mën a apporter les Thiessois. waaw d'abord xam nga tey combat boo gis rek dafa am loo xam ni moo koy lal muy engagement tey ñun dañu engagé wu pour dem di siéger ci instance de décision yi. ñëpp xam nañu tey soo toogee doon révolutionnaire de salon comme ni mu koy faralee di wax toog sa salon di critiquer rek du loolu mooy faj ab mbir problème lu koy faj mooy nga engagé wu dem sur le terrain jéem a fexe bokk ca ñay décider ñooñu ñay décider nag ñun dañu gëm ni élection locale yi suñu place a ngi fa te d'ailleurs damay profiter ci plateau bi di déclarer sama candidature aux élections locales au niveau de Thiès Ouest. Et tamit képp nga xamante ni membre JIPAC nga yaa ngi ci parce que nous sommes éparpillés partout à Thiès donc képp koo xamante ni membre JIPAC nga te pare nga pour représenter JIPAC au niveau local sa localité moo xam Thiès Est la moo xam Thiès Nord la bon mu doon ay perspectives yoo xam dañ koy jël présentement donc ñun man damay profiter d'ailleurs si ce plateau bi di wax man candidat là au niveau de Thiès Ouest. Aux élections locales de 2019 de décembre 2019 bien sûr. waaw mais boo nee Thiès Ouest ñëpp xam nañ ne foofu réew mi la. te réew mi moom kenn mënu ko contourner biir Thiès. yéen ban poids ngeen war a mën a am ba yaakaar ni yéen war ngeen mën a jël Thiès Ouest. waaw xam nga dañu war a di bàyyi di réeree mbir parce que dafa am benn affaire boo xam ne moo am ci politique nit ñi kenn moomu leen. réew mi moom fii wala beneen parti moom fii defe naa loolu du analyse boo xamante ni war nañ ko wax nit ñi sax di ko dégg parce que soo xoolee parti bu ñëw am na keneen ku koy succéder te chaque jour dañ naan kooku foor na fa réew mi nag Thiès lañ bokk ak ñoom ñu ngi fii ñu ngi liggéey seen liggéey nag dama gëm ni des na. Je n'ai rien contre ki nga xamante ni moo nekk maire bu Thiès Ouest yoroon na ma école de football moom daanaka entraîneur la woon mais dama gis ni mairie comme daanaka état la pour nga yor ko il faut nga am certaines compétences certaines expériences yoo xamante ni war na la mën a permettre nga jëlee mairie bi ñu la jox point A yóbbu ko point B. te loolu nag yow da nga jàpp ni Aliou Sow moom amul compétence. waaw Aliou Sow ñëpp xam nañ ko ni vraiment nekkul woon koo xamante ni pare woon na pour yor mairie bi ñëpp xam nañ ko mais koo xamante ni ancien entraîneur la vraiment yoroo benn compétence mosoo nekk ci instance de décision yu toll ni mairie daanaka état la c'est une institution dafa am yoo xam ni ñoo ko lal administration da nga koy xam mën ci jariñee donc tey amuñu benn problème ak moom su ma gisee daf may nuyu avec le plus grand respect mais dañu gis ni lu ñëpp moom dañ ko war a vraiment def jox ñoo xamante ni mérito nañ ko te la jeunesse est là jeunesse bi pare nañu pour xeex bi pour jëlee fi ñi nga xamante ne ay anciens politiciens lañu te ci loolu la ñuy dox ci loolu te JIPAC moom pare na pour loolu. te kon daal yéen jàpp ngeen ni am ngeen doole bu tolloo songu réew mi. waaw du ñu doon nit ñoo xamante ni dañu prétentieux ñun ay jeunes yoo xamante ne lépp lu ñu def dañ ko def ci objectivité maanaam ci stratégie la ñu doxalee sunu ay action ba ñu commencé d'abord ay visite de proximité la ñu commencé di wax ak nit ñi di wax ak askan bi parce que am na ay jeunes yoo xamante ni comprendre ñu da nga leen di sensibiliser wax leen ni leen lii sa tey jii mairie bi dafa am obligation def lii parce que sama yaay ak sa yaay ñooy fay ay juuti pour mairie bi di fonctionner di fay ay employés di am xaalis war a investir te du ko def donc da nga leen di expliquer ni leen chaîne la tey di man dama ci bokk yow da nga ci bokk keneen ak keneen da nga ci bokk loo jënd ci marché ba daanaka di nga participer ci mairie bi te xaalis boobu nag dafa am foo xamante ni dafa war a dugg mais nag il faut nga nekk à la hauteur am xam-xam bi am compétence bi pour mën a jëlee benn commune
point A yóbbu ko point B donc stratégie boobu la ñu dawal te soo xoolee vraiment Thiès sunu autorités yi doy na waar daanaka defuñu fi dara loo xamante ne lu concret la je suis pas nihiliste mais soo gisee xale yi première aspect bi ngay njëkk a gis mooy premier aspect bi ngay njëkk a gis mooy da ngay gis Jakarta xale yi yor Jakarta te ñu ci bëri ay bachelier lañu pourtant mënoon nañ leen accompagner. dëgg la mairie amul boobu doole mais tey war na mën a trouver les voies et moyens pour justement accompagner sa jeunesse parce que y a des compétences transférées. y a des compétences yoo xamante ni gars yi dañ état bi daf ko jël jox ko jébal ko mairie bi c'est vrai mairie yi am nañu benn daanaka langage boo xam ni ñoom ñëpp koy wax la mairie n'a pas les moyens mais les moyens il faut les trouver c'est ça c'est exactement ça et ñun gëm nañ ñu bis bu ñu Thiès waaye dénkee mairie bi nañu trouver les moyens pour justement fexe nan la ñuy mettre à l'aise les jeunes d'abord mais aussi ñi nga xamante ni mooy les femmes ñuy yënguti ci wàllu secteur informel. Voilà comme yéenay la jeunesse panafricaine autour de Gadio. te kon donc dañ naan Gadio moom mooy la base. et que moom gisoon nañ déboires yi mu amoon avec la justice américaine. et que est-ce que loolu tamit du jafe ci yéen. pour avenir politique am. J'ai envie de rire soxna si bu fekkee da nga ma poser question bi noonu mais avenir politique gu Gadio tey la gën a leer parce que tey dama gis ni am justice boo xamante ni moo ëpp doole ci monde bi ñëpp xam nañu justice américaine amuñu xàjj ak seen actuellement Trump mi nga xamante ni mooy seen président dafa am problème ak justice américaine. maanaam du justice boo xamante ni président bi day jékki-jékki ni ko demal nga def lii wala nga def lale Gadio am problème ak justice boobu ñuy dem di dem ba justice bi ni ko yow mii ñu tuumaloon defoo dara jàpp kenn topp la dara ko kay ndam la ci Sénégal ci Afrique ci monde bi parce que justice américaine barewul lu ñuy juum ci nit dañu dem ba ni ko ñun de dañoo juum lu ñu waxoon ni yaa ko def juum nañu kon du yow jébbal nañ la sa liberté mën nga dem kon tey suñuy wut lu leer ci Gadio tey lañ ko gën a fonk ñun ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ak moom tey lañ ko gën a fonk tey dafa am ci loo xamante ni ci la ñu déparé parce que au début dañu mës a gëm ni loolu ay accusation la rek peut-être juumte la rek parce que mënuñoo comprendre ku yor ministre des affaires étrangères pendant presque 10 ans xam lu bari yor ay marché yu bëri. waaye loolu est-ce que du frein. bu dara xësee ba am. kenn ku nekk dangay am loo jàpp. léegi loolu nga jàpp noonu sa coin est-ce que moom du nekk frein ci li nga xamante ni moom sumboon na ko. amoon ci yaakaar ci côté boobu laa waxee. tey la waalo gën a aay nag. démb rek ci mujj maa ngi moom ñoo ànd ak délégation dem animer conférence boo xamante ni. ay jeunes ñoo ko woo foofu pour mu animer kon dans le cadre du panafricanisme fii ci Bambey kon tey la gën a ubbeeku tey la gën a am ambition tey la gën a war a mën a amal njariñ askan bi moo xam Sénégal la moo xam Afrique la Gadio ñëpp la ñëpp xam nañ ni mu demee je pense que bu mu ñëwee leeral na point boobu sax je pense que sénégalais yi fàtte nañ ko parce que ñu ci bëri gàcce ngaalaama la ñuy ëpp luñ suñ ko gisee la ñuy wax démb ci mujj benn waaye dafa ni xamoon naa ni nii lay mujjee parce que gëm nañ ni yow digne fils de l'Afrique nga doo dugg ci loo xamante ni suñ ko déggee dina tuutal Afrique wala mu tuutal Sénégal kon donc page boo la xam ni yàllaa ko dogaloon ci yoonam wax dëgg yàlla mu taxaw ci défendre boppam et puis ba yàlla may ko ci ndam dañ ko ciy sant mais gëmoon nañu ni lii fii lay aboutir justice américaine nag bariwul lu muy juum waaw su ñëwee jàpp nit dafa am lu tax mu jàpp ko su ñëwee bàyyi nit dafa am lu leer lu tax ñu bàyyi ko gëmul ni président Trump war na woote naan nii wala keneen ak keneen woote pour ñu ndegam Trump moo am problème ak justice américaine waxantuma la ak nag koo xamante ni africain nga panafricaniste nga am problème ñuy ñëw naan dafa am nu mu demee ak yooyu Gadio moo ci yàlla def na génn na ci ak jàmm ak salaam
avec fierté vraiment jeunesse panafricaniste yëpp kontaan ci parce que doon nañu tuuti loolu bu fekkoon loolu ñuy wax noonu dëgg la ci moom mais ñoom ñoo tourné ni ko yow de libéré nañ la blanchir nañ la à 100% defoo dara mu dellu si ak ñun continuer activité am. kon loolu mu des ci yéen ak waa Thiès. ngeen jàmmaarloo élection locale yi. léegi nag poids bi moom mooy des ak xam-xam bi. ak nit ñi xam leen biir Thiès. ñu bëggoon ngeen wax ñu yéen ci seen kàddu yu mujj. nan ngeen ko xalaatee yéen stratégie ngeen bëgg a jël ak nan ngeen fas yéene doxale. D'abord ñun suñu cible mooy ñan les jeunes de Thiès parce que ñëpp xam nañu tey Thiès jeunesse bi moo fi ëpp te jeunesse bi moom la ñu gën a tegee de côté dañ leen marginaliser maanaam kenn boolewu leen ci dara soo xoolee bari woo looy gis Thiès jeune boo xamante ni épanouir na wala jox nañ ko lañ ko war a jox wala jox nañ ko cëram maanaam dañ leen tegee de ñoomet par incompréhension ñu nangu loolu léegi nag dañ leen di won ni leen du noonu lu ñëpp bokk danga ci war a bokk waroo ci ñëw ni abstenir wala toog di kaas li may wax révolutionnaire de salon du noonu lañ koy waxee waxuma nag ñu effectivement dinañu mener la révolution parce que révolution égale changement révolution dinañ ko mener mais pas avec la force des muscles mais avec la force des idées ay idées la ñu teg sur la table échanger ak ndaw Thiès yi ni leen fii la ñu bëgg a dem ak Thiès nañ leen ànd ñu dem te ñoo ngi ci depuis quelque temps am na ay visites de proximité yi nga xamante ni ñu ngi koy def ñu ngi dem ci nit ñi di waxtaan ak ñoom ñu ngi comprendre te ñi ngi comprendre carrément élection yi nag lu ci def bareetul dinañu leen woowaat ci beneen fànn te su boobaa di nga gis liggéey bi nga xamante ni doon nañ ko liggéey lu gars yi di wax nag dañ ni kuy yoot du saqat bon ñi ngi dawal suñu stratégie waaye gëm nañu dina aboutir te su aboutiree mairie Thiès Ouest bu soobee yàlla dinañ ko jël te dinañu dawal suñuy ambition comme niñ ko waxee bañ leen di laaj mairie bi. waaw kon gërëm nañ la di la jox dig daje ba ci yeneen émission en politique. jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di rafetlu également seen liggéey waa Thiès Info parce que en tant que doomu Thiès damay kontaan ci seen liggéey la am Dakar war na mën a am Thiès la am Paris war na mën a am Thiès te monsieur Seye je pense que loolu mi ngi ciy liggéey ak soxna Aïcha ak sa ay caméraman maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen delloo njukkal di leen encourager ci yoon bii nga xamante ni jël ngeen ko di ñaan rek yàlla defal jàmm Thiès defal ndawi Thiès jàmm defal Sénégal gi yëpp jàmm defal Afrique jàmm. kon boog ñu ngi leen di tàggu di leen jox daje ci yeneen émission homme politique ci Thiès Info merci.